jërëjëf maa ngi leen di nuyu di kontaan bu baax ci jàkkaarloowaat ak yéen ci seen émission bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Expression nag tey mu ngi dalal monsieur le maire bu Thiaroye-sur-Mer muy Ndiaga Niang ñu fas yéene waxtaanee ak moom nag ci li nga xam ne nekk na actualité ci àddina bi yëpp muy Covid 19. tey ñu ñëw fii nag ci bureau am fas yéene waxtaanee ak moom li nga xamante ni tamit mu jëm ci wàllum Covid 19 bi gis-gisam bi mu ci am. ak itam commune am naka la ñu dundee mbir mi ak it ndimbal yi nga xamante ne nii surtout sax tax nañu seet si ko ndax wax yi bari na ci moom xam naa dina ci leeral ginnaaw monsieur le maire Ndiaga maa ngi lay nuyu di am kontante bu baax ci dalal la ci Expression. ñu ngi lay fay di la dalal itam di am kontante lool ci bokk ak yow émission bi nga xam ne moo tudd Expression. di fas yéene déglu la ci laaj ci rek di la wan ne taxaw nañu taxawaay boo xam ne li nga ñu laaj yëpp incha allah ci kattanu yàlla dinañ la ko tontu bu neex. monsieur le maire dama bëgg nga fàttali xale yi rek parce que ñu bëri ñu ngi seetaan ñoo xam ne sax fii nga dëkk ci localité Thiaroye ci avenue bu bees bi xale yi xam at bi nga ñëw ci mairie Thiaroye Géej. yàlla def na maa ngi ñëw ci mairie Thiaroye-sur-Mer en tant que maire en 2002 lañ ma fal maire de Thiaroye-sur-Mer waaye li ko jiitu. fan lañ ma fi premier adjoint au maire de Thiaroye-sur-Mer de 96 à 2002. boobu ko seulement dama bëgg histoire la ñu soxla. bàyyil ñu wax la rek. nga boo dogalee rek du neex. dégg nga. parce que yaa ngi ma posé question mënoon naa yem ci 2002 dem naa ci 1996. 1996 ci la maire Thiaroye-sur-Mer juddu maire bi. maire bi fi jëkk nag maire mu ngi tudd Dawour Niang Ndiaye. man mii maa doon premier adjoint au maire am ku ñuy tudd Mafati Mbaye moo doon deuxième adjoint au maire ñaari adjoint maire a fi nekkoon. Dawour Niang Ndiaye nag nekkoon na ku nga xamee ne ci wàllu liggéey daf ci jàppoon trop bari ay chantier Mboro bari ay chantier bitim réew nekk député nekk directeur technique bu entreprise bu ñuy wax Eurage. amul woon jot Dawour Niang Ndiaye man la dénkoon maire yi conseil municipal bi maa ko daan def lu ci bari maa ko daan def su amee jot la daan ñëw. dégg nga daan na toog sax lu tolloon juróom benn weer yi nga xam daawul ñëw ci mairie bi. dégg nga kon nag mairie bi mën naa wax ne depuis 96 laa fi dugg yàlla def ma dugg ci bi ma fi defee 5 ans. ci lañ ma fi fal maire de Thiaroye-sur-Mer en 2002. 2002 nag faluma sama bopp mënuma ko aw ma ci sañ-sañ aw ma ci man-man yàlla subhanahu wa taala moom la neex mu def ma maire Thiaroye-sur-Mer 2002 mu def ma ko 2009 mu defaat ma ko 2014 mu defaat ma maire de Thiaroye-sur-Mer 2014 ba ak léegi boo ko wàññee nekk na ci 18 ans. monsieur le maire kon ci loolu rek la ñuy dugg ci li nga xam ne nag moo nekk actualité muy Covid 19 bi nga xam ne demee na àddina bi naka nga ko dundee en tant que maire. waaw defe naa ni ma ko dundee noonu la ko Sénégalais yëpp dundee ndax li ñu jëkk dundee ci Covid 19 bi. dafa nekk lu nga xam ne dañ koy dégg te ñëwul woon ci réew mi mu nekk ci réew mu ñuy wax Chine. mu démarré foofu jóge foofu nekk lu nga xam ne jaaxaloon na doo askan wi jaaxaloon na doomu aadama yi. waaye bi mu jógee Chine dañu gis ne dugg na ci ay réew ba itam ñëw ba dugg ci réewu Sénégal. réewu Sénégal nag li ko fi indi mooy ñi nga xam ne ñoo jóge ci réew yooyu nga xam ne dafa amoon ñoo ñëw fii ci Sénégal ñu commencé wax li nga xam ne mooy ay nit ñu nga xam ne daf leen dal ci suñu dëkk bi itam mën nañ wax ne loolu état bi tàmbali rek loolu la ñu def ñun itam parce que ba ñu jëkkee dégg li nga xam ne mooy Covid 19 bi dañu toog ci Thiaroye yi dégg ne am na ñu jóge bitim réew. yu nga xamee ne dañu ñëw dëkk Thiaroye te dañoo gis ne ci seen i wax ci seen i jëf wala ci seenu ni ma mën a comportement dañuy sëxët bu metti gis ne daal am nay mandarga yu nga xamee ne jàpp nañ ne mu ngi xalaat loo nit ñi ne ñii mën nañu am Covid 19 ñu def li ñuy wax phase d'alerte. phase d'alerte boobu nag mooy li état bi def noonu mu jëloon ñi nga xam ne ñoo jëkk a dugg Sénégal yóbbu leen ñu confiner leen yóbbu leen tam ñu xaar période d'incubation de 14 jours ñu testé leen xool nu mu mel. bi ñu demee testé leen ci hôpitaux ñeent yëpp yàlla dañoo dimbali ba ñeent yëpp kenn ci ñoom ñooñu mën nañu wax ne du kenn ku ci am li nga xam ne mooy feebaru coronavirus maanaam testé wuñu leen positif. dañoo testé négatif. bi ñu leen testé négatif nag loolu moo ñu may depuis feebar ba mu tolloo foofu ba léegi. fii ci suñu dëkk bi muy Thiaroye Géej amaguñu benn cas bu nga xam ne coronavirus la. macha allah ci loolu sax tamit dañ ci ñëw mais ni nga xamante ne aussi coronavirus tëj na tamit lu bari ci wàllu yëngatu yi ñu liggéey yi jaaykat yeeg ainsi de suite
sa localité ñoom ni ñu ko dundee ñoom itamit jaaykat yi. jafe-jafe rek moom moo ci am xam nga ni ñu waxee ne moom la ñu ko liggéeyee fi nga xamee ne moom lañ ko tëralee ci Sénégal dañoo fexe ba loolu rogalaan ko ba mu ñëw ci li nga xam ne mooy dëkk bu ne commune bu ne. ndax xam nga Sénégal ci li nga xam ne mooy mesure barrière yi jàpp nañ ne oto yi nga xam ne dañuy def transport interurbain dañ ko tere itam li ñu wax ci doomu aadama itam seetinte bi saafunte bi daje li nga xam ne mooy daje groupe mooy attroupement yooyu yëpp dañ ko tere loolu itam la ñuy dund fii ci Caaroy Géej moo waral nag ci wàll bi nga xam ne moo nekk ci Caaroy ci li nga xam ne mooy place yi nga xam ne jàpp nañ ne dafay am mbooloo mu fay daje lool ci Caaroy place yooyu yëpp dañ ko réglementé maanaam dafa am lu ñu fa def dañ fa tëral benn arrêté boo xam ne am na heure bu ñuy tijji am na heure bu ñuy arrêté wàññi lu mel ni quai de pêche bi dañoo wàññi sax bés yi nga xamee ne quai de pêche bi gaal yi dañ daan teer njaay meeg jënd ma nekk fa jokkalante xaalis ba nekk fa ñu fexe ba juróom-ñaari fan yi nga xam ne dañ ci daan liggéey ci quai de pêche boobu juróom-ñaari fan yooyu dañu ko wàññi ba yemale ko ci ñetti fan yu nga xam ne quai de pêche bi ci lay teer ba pare boole ci aussi dénk leen li nga xamee ne moom mooy la ñu jàpp ci mesure barrière maanaam la état bi wax fexe ba nuyoo bi ñu koy bàyyi ñu fexe ba saafonte bi ñu koy bàyyi fexe ba di raxasoog saabu fu ñu toll wala boo amee gel antiseptique wala beneen désinfectant bu nga xam ne dafay rey microbe loolu lépp lañ fa tëral li nga xam nekk na marché tam lu mel noonu lañ fa def ak mën naa wax naal ne place yi nga xam ne yëpp dañ ko gis ne ci Caaroy Géej mooy place yi nga xam ne doomu aadama dañ fay daje dañoo indi ay mesures yi nga xam ne mooy mesure barrière yi nga xam ne moom lañ jëlee ci état bi jëlee ko ci gouvernement bi indi ko ci biir Thiaroye-sur-Mer ci wàllu mairie Thiaroye-sur-Mer. indi ko ci biir Thiaroye-sur-Mer boobu sax ça fait l'occasion tam ñu waxtaanaale ci li nga xamante ne moom mooy ndimbal yi nga xam nga bu ñu tëjaloo nit ki nga xam ne da doon xëy dem jëli indil njabootam tëj boobu ñu leen tëj gàllankoor na lu bëree bëri ba tax na problème mu ndimbal ak yooyu yëpp ñu ngi ko doon wax ba dégg naa sax ñu ne am na ndimbal yoo xam ne commencé nañ di ko joxe ndimbal yooyu ci ñi nga xam ne comprendre luñ bu baax. nu ndimbal yi demee. ndimbal yooyu ni mu demee ni ñu ko mën a waxee rek loolu dañu ko def ci benn phase parce que waxoon naa ci njëlbéen ne dafa am fu ñu fi toll woon ci benn phase d'alerte ndax bi coronavirus bi amee te ñu ñëw fii Thiaroye-sur-Mer dañoo def benn phase bu nga xam ne phase d'alerte mooy phase boobu nga xam ne dañ doon gis doomu aadama yi fexe ba yóbbu leen ci hôpital. beneen phase bi nga xam ne moom lañ ci tegu bi ñu ci jógee. moo doon phase bu nga xam ne dañoo waroon sensibiliser. jël nañu fii auto ambulance dem ci marché bi dem ci dëkk bi sensibiliser leen pour ñuy raxasu sensibiliser leen pour ñuy def li nga xam ne mooy mesure barrière maanaam fexe ba feebar bi wala li nga xam ne moom mooy doomu jàngoro bi du dal benn doomu aadama wala du dugg ci dëkk bi beneen phase bi nga xam ne nag phase boobu ci laa jëm ak yow mooy phase de collecte li nga xam ne moom mooy des aides wala phase de collecte bu nga xam ne denrée la dégg nga moo xam ne dañ ko war a dimbale nit ñi loolu boo déggee ci état bi xam nga ne état bi moom ci la communiqué ba fi mu nekk nii commune bu nekk am na loola état bi jagleel muy réew mi ci nga jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo néew doole ci sa wàllu commune ñu koy wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bourse familiale ak ñi nga xam ne ñoom la Covid 19 bi affecté maanaam feebar bi. loolu la état bi tëral. loolu boo xaymaa ci Sénégal 1 million de ménages lay doon. fii loola ñu ngi koy xaar ab dund boobu nag état bi tàmbali na ko di ko yóbbu ci région bi waaye ëndeegu ko fii ci Caaroy Géej. kon nga jàpp ne kon li nga xam ne mooy moom mooy ndimbal bi ñu doon séddale. muy daara yi ak ceeb yooyu du li nga xam ne moom la état bi joxe ndax état bi li mu joxe yëg seegul ndimbal boobu nag man maa ko doon lijjanti ni ma ko doon lijjantee moo doon comme gis naa ne sama askan wi itam jagoo nañu loolu ñu jagle leen ko war nañ ko lijjanti dama génn li nga xam ne maire bi génne woon na ko ci wàllu boppam mu doon xaalis boo xam ne dañu ko jënd ay produits antiseptiques muy eau de javel muy savon muy gel yu nga xam ne moom la ñuy wax gel antiseptique it ak li nga xam ne yëpp moom lay àndal ñu joxe ko askan wi joxe ko ci géej gi joxe ko ci délégué de quartier jox ko ci poste de santé yi joxe ko ci marché yi jox ko ci quai de pêche loolu lépp produit yooyu moom lañ doon joxe ak li nga xam ne moom la SAR joxe bu ñu boolee ko ci ak li nga xamee ne tam am na benn organisme bu tuddee GFA moom la indi woon ñu joxe ko loolu mooy suñu première phase bu nga xamee ne moo doon distribution mooy collecte produits antiseptiques yi ak distribution deuxième phase bi nag moo doon li nga xam ne nag itam dox nañ ko ci société yi nekk Caaroy ngir ñu jàppale ñu ci société yenn yi nag dañoo jàppale bu nga xam ne jox nañ ñu produit antiseptique muy savon muy eau de javel ak li nga xam ne itam ay produits alimentaire bi diwlin la tamaate ak ceeb loolu lañ ñu jox
usine bi ci gën a ràññeeku nag mooy usine bu nga xam ne mooy LCS les câbleries du Sénégal groupe LCS moo dajalee li nga xam ne mooy câblerie ci boppam ak Agroline ñoom ñoo ñëw seet suñu fekk bindoon nañ ay lettre jox ko usine yëpp ñoom bi ñu liiree lettre bi ñu ñëw fii toog ak ñun nañu mën nañ noo jàppale ci nii nañ ñu jàppalee nag mooy li ma la wax mooy ceeb mooy diwlin mooy saabu mooy li nga xam ne nekk na tamaate ak li nga xam ne nekk na sukkar tam léegi loolu bañ ko dajalee nag fii dama tëraloon benn comité bu nga xam ne bañ tàmbalee di liggéey te ma la koy wax muy produit antiseptique ya mairie ba génn ak yëpp ñoom ñoo ko séddale comité boobu laa taxawal ndax comité boobu dañoo jël chef de village bi représentant dañoo jël imam bi représentant dañoo jël ASC yi seen représentant jël foyer des jeunes représentant jël ñi nga xam ne ñoom ñooy itam la zone 4 de Thiaroye-sur-Mer seen représentant dégg nga boole ko itam ak représentant mairie bi mu jóge ci commission sociale mairie bi am na commission sociale lu nga xam ne lépp lu dugg ci mairie bi moo koy séddale waaye lii dafa dem ba nekk lu nga xam ne affaire feebar la ñëpp di nga xaar ñu ne ñun duñ ko séddale suñu bopp dañoo bëgg lu leer dégg nga ndax buñ ko daan séddale sax dina leer mais bu fekkee da nga koy séddale te ñeneen ñi xamul xel yi mën nañu jàpp leneen lu safaanoog la nga def. waaw ci xel yooyu sax jàpp lu safaanoo xëy na ak lu ci nekk parce que itam séddale yi boo déggee sax jot naa ci ay information yu wax ne am na ñoo xam ne ni ñu ko séddalee ñoom gis nañ ne jaarul yoon ndax am na ñu wax ne ñoom par 5 kilos ceeb ak benn paquet suukar ñii am nañ 10 kilos ñii am lan moo waral ñii sax amuñu. waaw loolu li ma ci wax nag mooy dama lay expliquer lu nga xam ne yàggaluma comité boobu bi ñu ko tëralee. da di comité bu nga xamee ne comité bu démocratique la boo déggee ci choix bi. dégg nga ndax mairie bi la ak askan wi population yi maanaam kuréel yi nga xamee ne. waa doomu aadama yi dañ ci jokkoo ci wàllu liggéey wala ci wàllu nekkin nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi muy Thiaroye Géej. ñooñu bi ñu ñëwee ba ñu indi li nga xam ne moom mooy ndimbal ba jóge LCS. ñoom ñoo toog réunion bi ñu réunionwee ne nii lañ koy séddale bi mënoon nañu jàpp ne am na ñu gën a ndóol am na ñu ko gën a yeyoo ñu jox leen ko ñeneen ñi toog waaye dañoo jàpp ne li nga xam ne mooy Covid 19 bi ñëpp la jàpp ñëpp la sonal parce que di nga nekk sax ku nga xam ne yàlla dénkoon na la dara waaye sa liggéey sooxe na mënatoo xëy mënatoo dem donc mën na nga jàpp ne ku nga xam ne sax yàlla defoon na amul lu mu liggéey yàlla dénku ko lu bari yaak moom yéen a yem kon ñu ne nag dañuy yemale la nga xam ne mooy séddale bi comité bi loolu la jàpp comité bi nag ba mu jàppee ne dañuy yemale séddale bi dafa jël li nga xam ne moom la ñuy jox ci wàllu ceeb dégg nga boole ko ak li nga xam ne mu nga jóge ville de Pikine tam ñu dolli ko ci waa ville de Pikine tam dafa amoon lu ñu jox bu loola ñu boole ko buñ ko boolee jël ceeb bi xool li nga xam ne moo fi nekk ci quartier Thiaroye Géej muy ñeent fukki quartier ñu def division bi biñ ko defee division bi quartier bu nekk jot nga lu tolloog 17 sacs et demi maanaam 17 sacs et demi ni mu tëddee mooy fukki sac ak ñeent la yu nga xam ne 50 kilos la ak juróomi sac yu nga xam ne yu 25 kilos la boo ko xoolee na xayma ko ci 50 kilos day nekk fukki sac ak juróom-ñaar ci li nga ak juróom-ñaar ak genn wàll ci saaku 50 kilos loolu lañ séddale ci quartier yi ko séddale nag am na ñu nga xam ne am nañu 100 am na ñu nga xam ne am nañu 10 kilos am na ñu nga xam ne am nañu lu tolloog 9 kilos am na ñu am 8 kilos am na ñu am 5 kilos ni ñu ko waxee. te ñun lu tax te mënul tolloo. non mënul tolloo ndax quartier yi tolloowuñu nit ñi ci biir quartier yi tolloowuñu te concession yi ci quartier yi maanaam kër yi ci biir quartier yi tolloowuñu. loolu moo tax benn waaye itam ci wàllu maire yi ni ñuy liggéeyee. dafa am lu ñuy wax unité statistique te loolu defe naa ne ñëpp xam nañ ko mooy kër. kër carré benn unité statistique la mais soo ko boolee day nekk ay concession ñun nag dañu xam ne quartier Thiaroye Géej. ndax lii ñuy séddali nii lii ñuy liggéey nii dañ ko liggéey ay ati at liggéey nañ ko bi fi Ablaye Wade nekkee te ci wàllu nga xam ne wàllu mbënd na bi nga xam ay yoon ñaari yoon ci wàllu Ablaye Wade ak bi ñuy defar ay plan jaxaay ak yu mel noonu loolu la li nga xam ne nekkoon na ay dund ñu ngi ko yóbbu woon foyer des jeunes donc am nañu expérience pour séddale ko bi fi Macky Sall nekkee tam def nañ ko bi mujj mooy óolu caaro yi maanaam bi géej gi dalee ci dëkk bi dañ ko def bu mujj bi itam bi nga xamee ne defoon nañ ko aussi tam ci wàllu plan bi nga xamee ne moom moo amoon caaro yi def nañ lu mel noonu kon nag loolu mairie bi am na ci expérience di ko def lu mel noonu te noonu la ko defee mosuñu ko benn yoon ñu jël ko yemale ko ci mairie bi dañoo jël askan wi askanu Thiaroye Géej jël ci kuréel yi nga xam ne ñoo nekk askanu Thiaroye Géej jël fa ay nit yu nga xam dañoo ñëw bokk ak mairie bi séddale ko te dafa mas a leer comme bii niñ ko séddalee mu leer ndax ñii biñ koy séddale ñoom
saakuy ceeb la ñu joxe bouteille yi diwlin la ñu joxe keesi suukar la ñu joxe ay bouteilles eau de javel keesi eau de javel la ñu joxe mais joxewuñu waa mairie bi wala ñi nga xam ñooy comité de ciblage bi fi nekk ñoom joxewuñu ay benn ceeb joxewuñu ay benn kilo ak ñaari kilo ñetti kilo la ñu joxe foofu ñu ko joxe na mooy conseil de quartier ya parce que bañ joxee quartier ya délégué de quartier ba ci li ko wër dafa am lu ñuy wax conseil de quartier conseil de quartier jeunes yaa nga fa conseil de quartier li nga xam ne moom mooy jigéen ñi ñu ngi ci biir conseil de quartier ñi nga xam ne ñoom ñooy relais yi ñu ngi ci biir conseil de quartier ASC yi dañ ciy nekk maanaam geneen kuréel la gu nga xam ñu nga ca quartier ba ñoom ñooy décider nu ñuy séddale ci quartier ba te ñun li ñu jàppoon ci unité statistique bi ma lay wax maanaam nattuwaay bi ñuy am ci quartier Thiaroye Géej ndax itam xam nañ Thiaroye Géej ni mu tëddee ndax yàlla def na mairie bi am nañ ci ay ati at te lii yi ñuy def nii itam dund nañ ko ay yoon def ko kenn mësuñ ci dégg te bii itam kenn duñ ci dégg parce que defuñu ci lu ñu ciy déggee. kon gis nga daal fi mu war a ni mu war a jaar ba ñu demee ci mairie bi ni nga xamee ne defe nañ ko ci comité de ciblage ba mu dem. joxe nañ ko ca quartier ya. bu demee nag ba nit ñi naan jotuñu 2 kilos 3 kilos 4 kilos loolu du suñu responsabilité. dégg nga ku ci nekk defal ndànk ku ci nekk ndax lu tax mooy ku ci nekk yaa fal sa délégué de quartier. ku ci nekk yaa fal ki nga xam ne mooy sa comité li nga xam ne mooy comité de quartier. ñoom dañu am responsabilité comme maire bi mu amee responsabilité maire mënoon na ko jël jox ko askan wi directement mais su ko joxul askan wi da koy jox ñu nga xam ne ñooñu askan wi ñoo leen fal ñooñu nag liggéey la ñuy liggéey la nga xam ne nag nekk na ca mooy dama lay wax lu nga xam ne moo am ca quartier Thiaroye Géej yi quartier yi nga xamee ne ñoom ñoo fi nekk da di quartier yoo xam ne mataluñu 80 concession maanaam matul 80 kër dégg nga am na quartier yi nga xam ne matal na ko li ma lay wax moyenne la mooy 80 jëm suuf ak 80 jëm kaw 80 jëm kaw 80 mooy juróom-ñett fukk dégg nga 80 jëm suuf dégg nga ci la ñuy calculer bu ñu jëlee li nga xam ne mooy 17 sacs et demi diviser ko ci 80 di nga xamee ne au minimum quartier boobu war na ma am 10 kilos wala 11 kilos wala lu mel noonu su fekkee ne peut-être am na ñu nga xam ne dañu leen di jox ay cër yu nga xam ne ñoo ëpp comme imam yeeg yu mel noonu donc quartier bu ne mën nga cee am lu mel noonu dégg nga maanaam 10 kilos wala au moins 11 kilos wala 12 kilos su fekkee ne dañu romba 80 quartier bi romb na 80 ba dem 100 120 quartier yi fa lañ yam parce que ëppul en général Thiaroye Géej doo fi gis quartier bu nga xam ne ëpp na 120 maisons yooyu ñoom bu fekkee séddale nañu dégg nga mën nañu dem ba ay 6 kilos dégg nga ay 5 kilos waaye ay 3 kilos 4 kilos ñun gisuñu quartier bu nga xam ne war nañ ko joxe wala nañu ko joxee ñooñu nga xam ne ñoom ñooy conseil des quartiers ak yooyu ñoom ñoo jël façon ba nga xam ne ñoom noonu lañ jàpp ne noonu lañ ko joxee ci foofa moo waral wax ju bari ak laaj yu bari defe naa ni ci conseil de quartier yi lañ ko war a laajee ñun nag suñu responsabilité mooy contrôler contrôle bi nga xam ne day nekk contrôle a priori ak contrôle a posteriori maanaam bu ñu defaree ba pare ñu seet te loola incha allah danañ ko saytu la nga xam suñu responsabilité ñu def ko ci parce que ëllëg lu mel ni mën na amaat séddale mel mais en tant que maire bi parce que itam am nañu bari ñoo xam ne jot nañ ci ay éco ñoom ñu ne ñoom participation bi nga xam ne dégg nga ne maire bi ñoom tam joxe yow en tant que yow personnellement joxe nga ndimbal ci sa local. loolu wax nañ ko ba tàyyi xam nga ma répondre rek bu ma comprendre rek bàyyi xam nga li ma lay wax mooy dafa am ñu nga xam ne bëgguñu dégg bëgguñu xam dégg nga ndax man mënuma nit ki nga xam ne mooy yor page Facebook am wala mu dem def benn live am di poser ay question ma koy tontoo ci page am du ma ko def loolu du sama war bu ma ko noonu def Thiaroye Géej yëpp sonna yow nga génn page ma lay tontu génn page ki ne dama tontu di wax fa nga xamee ne ñëpp danañ ko dégg du page Facebook yi de page Facebook yi boo demee sama papa wala amu ko wala sama bàjjan amu ko sama tante amu ko am na ñoo xam dañoo bokk ci réew mi te amuñu ko la ñu am fa laay waxee lu ci bari fa laay tontoo page Facebook yi nag bu ma koy def nag ñi nga xam dañuy def sama communication ñoom mën nañ fa def li nga xam ne moom laa wax ci télévision ba ci rajo yi bande yi nga xam moom la ñu yor ñu koy jaaral Thiaroye Géej muy nekk réseau yi nga xam mooy jaar ci télévision yi première réunion bi ñuy def ci Covid 19 bii jaarale nañ ko ci deuxième réunion jaarale nañ ko troisième réunion jaarale nañ ko fa ma toll ba nga xam dara amagul ci mairie bi ma ne lii génne nañ ko ci mairie bi bañ ko indee wane ko itam wane nañ ko ci mairie muy valeur wu 5 millions de francs ak 1 million bu nga xam ne maa ko jox dégg nga ki nga xam ne mooy sama adjoint au maire pour fii lu ñu fii fay rek ñu fay ko ci bagage yi ñuy yeb transport oto yi koy jëlee transport oto yi yóbbu ci la koy fayee dégg nga loolu man maa ko jox mu ne ko nag téyal ma ko lu ci am rek dégg nga defal ma ko lu mel noonu
loolu mairie bi génne na 5 millions yu mu jënd ci produit soo leen seetaanee télévision yi première information yi wax naa ko ci dégg nga en français wax naa ko ci en wolof waxaat ko ci beneen émission bu nga xam ne ñeneen ñoo ñëwoon ñu tudde GFA di ñu joxaat ay produits ma waxaat li fa mairie ba joxe loolu wax nañ ko mais ki bëgg ma koy tontu ci page Facebook am wala ma koy kii kooku loolu du sama wàll may tontu doomu aadama ci page Facebook am mu ma ci interpellé. kon loolu leer na maanaam yow génn nga loo xam ne. génn nañ lu leer na waaw tey boo la ngay jógee fii. mën nañ la jox image yooyu. wan la ko ba nga xam ne wane nañ ko wane nañ aussi itam la nga xam ne mooy produit yooyu defe naa ne loolu leer na nañ. loola génn na ci produit antiseptique yi nga xam ne booba moom lañ doon soxla wuñu woon ceeb commencement xam nga lu ñu soxla woon fexe ba di raxasu fexe ba maanaam préventive. fexe ba mesure yi nga xamee ne mooy mesure prophylactique fexe ba feebar bi du dugg ci dëkk bi wala feebar bi su duggee am na lu koy rey am na lu ko xam ne moo koy gàllankoor ba du dal doomu aadama ca loola mairie bi moo jëkk génne xaalis lu toll ak 5 millions teg ko ci table ji te mu ngi ci image yi wane nañ li nga xam moom lañ ko jënde wane nañ ko biñ jógee ci mairie yi xam nga ci tegaat lu mu ci teg SAR moo ci tegu mairie bi jëkk génne SAR tegu ci bi SAR pare dégg nga SAR valeur wu peut-être ay 2 millions la dégg nga bi SAR pare ña nga xam ñoo fi indiwaat la nga xam ne joxe nañ ko ci plage bi la ñu topp penc yi di ko joxe dégg nga joxe ko ci marché jox ko ci fa nga xam ne mooy quai de pêche joxe ci itam ci ay yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk fi ay kuréel poste de santé yi ak yu mel noonu loolu tam gis nga loolu mairie bi moo joxe 5 millions ñi nga xam ne ñooy SAR joxe lu toll ak 2 millions GFA ñi nga xam ne ñoom ñooy GIZ ñoom joxe lu toll ak valeur u 7 millions loolu la ñuy joxe ci produit antiseptique yooyu mooy li jëkk génn leneen li ci des nag produit antiseptique la naam mais ànd na ak ceeb mooy li ñu mujjee joxe fan yi kon daal dara lëndëmul daal. dara lëndëmul te lii ma lay wax nii. bëggoon naa nga toppatoo lu leer nañ nga gis comité bi ko doon séddale lii may wax yëpp dinañ leen ko wax parce que dañ leen a teel a oo ba phase yi maanaam fépp fu nga xam ne toll nañu ci liggéey bi ñoom ñoo ko def ba loolu leer na ci seen bopp te dinañ la ko wax te la nga xam ne yaa ngi koy dégg sa suuf ñu koy wax loola man du ma ko toppee comité bi du ma ko toppee maire bi ndax comité bi nga xam ne moom moo fi nekk ceeb la joxe ay saaku la joxe ay kees la joxe ay keesu bouteille la joxe ak joxewul lenn lu nga xam ne ay denrée la mu joxe ko lu nga xam ne ay dañ ko dajji di ko joxe lu mu joxe rek lu ne ñum la joxe loola nag ba mu demee ci conseil quartier ya bu fekkee ne ñoom am na nu ñu ko séddalee loola danañ ko saytu mais seen responsabilité nekkatul ci loolu. li nga xam ne ñun tam parfois dañu koy gis ñu koy bind ci ay tiset di bind Thiaroye est-ce que am na maire ci sa biir localité ñooñu dañu gisul ne sa doxalin moo jaarul yoon wala yow naka nga gisee. xam nga autorité. du waxtaanee ci mbedd. dégg nga loolu waxi mbedd la Thiaroye amul maire loolu ku mu neex bu la neex nga xalaate noonu waaye ñi xalaat ne Thiaroye amul maire am na ñeneen ñu xam ne ñu xalaat ne am na Thiaroye am na maire ndax xam nañ ne Thiaroye ba mu amee maire ba léegi la Thiaroye doon jooytu lu bari am na fi Thiaroye lu mu doon njëkk a jooytu mooy quai de pêche en 2006 maire bii muy Ndiaga Niang jàkkaarloog yow ak Dawal Ndiaye ñoo ko dox indi fi quai de pêche Thiaroye sur Mer ak ñi nga xam ne ñoom ñooy mool yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon le ministre Omar Sarr jox ñu ko bañ ci jógee pencum Sénégal ay mbaar yu bon la ñu woon mbaar yu nga xam ne dañ doon daanu boo fa liggéeyee ba yenn at yi sax bari nañu ci génn àdduna ñu nga xam ne ay jigéen la ñu mën ko wax ñu démarché ko defal lu tolloog 320 millions yu nga xam ne ca lañ defari pencum Sénégal bañ ci jógee tali cotonnière du Cap-Vert bi mën nañu wax ne sax ndox mi yàqaat na ko ca lañ ko defaraate tali ba nga xam moo jógee cotonnière du Cap-Vert jaar armeel yi ñu wàññi armeel yi jaaral ko maire bi nga xam ne moom la ñuy wax naan nekk ko fe wala amu fi moo ko dox ak ñi nga xam ne ñoo ko war a dox bañ fa jógee tali cinéma bi ngay gis nii dañ ko jëkk a defar ba defaraat ke temps yii maire bi moo ko defar centre d'enseignement technique féminin bii ngay gis nii maire bi nga xam ne nekku fi wala maire bi nga xam ne amu Thiaroye amu ko moo ko dox moo ko lijjanti doo ci jógee am na maternité bu bees bi ngay gis ñu ngi koy defaraat sax temps yi ba war ko inauguré waat dégg nga jëkkoon nañ ko defar ci defar bu nga xam ne am ci 2008 la woon Thiaroye-sur-Mer maire Thiaroye-sur-Mer bi nga jàkkal moo ko dox moo ko defar bañ ci paree am na case du tout petit bu ñu tàmbali woon foofa dañoo dem ba gis ne nécessité bi collège la dégg nga ñu dindi case du tout petit collège bi maire Thiaroye-sur-Mer moo ko démarché moo ko dox moo ko fi indi muy Ndiaga Niang mi nga jàkkaar lool ba ñu ci jógee li nga xam ne muy foyer des jeunes Thiaroye-sur-Mer mu laaj ñu koy defaraat melul woon nii maire bi nga jàkkaar lool ci période bi li ma lay wax yëpp amul fi woon avant maire bi defe na maire bi nga jàkkaar lool moo ko defar bañ ci jógee maison de la femme amul woon Thiaroye Géej maire bi nga jàkkaar lool moo ko defar
bañ fa jógee nga dem ci biir Caaroy Géej am na tali yu nga xam ne moo fa ne muy tali Oryx ba fa ne maire bi moo ko def xëcc ko ba ci école zone France jëlee ko ci wetu zone France jaaral ko fa nga xam mooy Bagdad génn ko fa nga xamee ne moom mooy Thiaroye Azur mbeddi Thiaroye Azur ruutu Thiaroye Azur dugg beeg génn bi maire bi nga jàkkaarlool moo ko defar la nga xamee ne mooy maternité Thiaroye Azur maire bi nga jàkkaarlool moom moo ko defar mu mel ne buñ ko doon lim mu du jeex waaw léegi nag Caaroy am na maire am Caaroy amul maire. dégg nga réponse boobu loolu la booy tontu doo tontoo wax ci mbedd. da ngay tontoo jëf. fi ñu toll nii. lu nga xam ne itam mooy ci mandat yu mujj yi. wax naa la fa maternité bu bees. léegi dafa ndànk rek ba pare ba léegi nag tey jii laa leen bindal arrêté pour ñoom ñu dem. pour ñu jógee ca poste de santé ba dem ci maternité bi xam nga lu tax. ndax Covid 19 bi laajatul dajaloo. te nañuy dajaloo metti na ba tey ji laa leen koy bindal ñu dem sa inauguré wuñ ko poste de santé ba fa ne inauguré wuñ ko maternité bu bees bi ma lay wax inauguré wuñ ko dama lay wax ci lu bees am na maternité bu nga xam ne mu ngi biir maternité bu nga xam ne mu ngi poste de santé de Touba Thiaroye xam naa ne buñ ko wax sa doo ko xam parce que poste de santé bu nga xam ne dañ ko defar mu nga fa léegi ñu ngay defaraat maternité ba maire bi nga jàkkaarlool dégg nga te ñi nga ne Thiaroye amul maire dégg nga ñoom ñoo ko wax tontu li mooy loolu tontu li du Caaroy am na maire xam nga luy tontu li mooy def lu nga xame ne li nga xame ne mooy tax nit ñi xam ne am na Caaroy sur maire am na maire ci loolu la ñu nekk bi ngay dugg fii da nga fay gis ambulance bi ngay dugg fii da nga fay gis corbillard wëral maire yi yëpp corbillard ak ambulance su Caaroy Géej leen di dimbali amul benn maire yi nga wëral yi nga jàkkaloo fi am corbillard ak ambulance lu dul ville de Pikine dégg nga maire Caaroy sur maire maire bi nga jàkkaarlool moo def yooyu yëpp ku ko fi def. kon su ma la déggee ci foofu macha allah dina tax sax ma dugg ci fi nga xam ne bëggoon naa ci dugg ak yow muy mu mel ne yi nga ne yaa ko def yëpp kon daanaka moo waral sa 3e mandat bi nga xam ne daanaka am nga ko. gis ne tamit sa relation bi nga xam ne moo la boole woon ak dina ñëwaat tuuti ci ginnaaw rek ak Dawour. est-ce que ànd bi ngeen àndoon démb ak bërki démb mu ngi mel na mu meloon ba jusqu'à présent parce que bu ñu jotee ci écho mu mel na ñu bari dañuy wax ne moom bi ñu fiy jógee moom moo la teg moo la samp moo la jox mairie bi. li ma la xamal mooy d'abord amul benn doomu aadama buy samp doomu aadama amul benn doomu aadama bu mën a fal doomu aadama yàlla subhanahu wa taala moo mën a falaate. la ma lay wax nag mooy. tëdduma woon sama kër pap ba falu jot ñu ooma ma falu. dama nekk étudiant nekk ki ko gën a jege ci politique gën a sonn ci mbiri politique am loolu moo tax ma nekk adjoint maire de Thiaroye-sur-Mer maanaam dañoo nekkoon ay rëbbkat yu nekk ci àll rek bi ñu demee ba nga xamee ne jàpp nañu lu nga xamee ne moom la ñu war a ndawaloo dégg nga mu jël ci la ci ëpp solo kenn ku ci nekk am la nga ci am la ci ëpp solo xam nga mooy lan dégg nga nekk maire Thiaroye-sur-Mer nekk maire de la ville de Pikine nekk député secrétaire élu à l'Assemblée nationale boole ci itam ku nga xam ne moo doon leader politique bu département de Pikine. mais teg bi am na wala amul bi muy jógee moo teg amul fenn teg amul fenn. mais li nga xam ne li ma la mën a wax teg amul fenn dañoo war a ñëw déglul. ñu ne léegi dañuy def option pour jëli ville de Pikine comme moo nekkoon ci bopp bi xalaatuñ kenn ku dul moom pour mu dem ville de Pikine yàlla def nag ba ñu demee ba 2002 ba xëccu ville de Pikine. yàlla may ñu ville de Pikine mënu la jël poste ville de Pikine jël poste Thiaroye-sur-Mer mu dem jëli ville de Pikine man mi topp ci moom jël mairie Thiaroye-sur-Mer loolu la demee. noonu la demee. wallaay mais seen relation boobu est-ce que mu ngi exister jusqu'à présent yaa ngi Dawour yéen non relation humaine am na mais relation politique amul parce que dafa am lu nga xamee ne moom moo ci dox ci diggante bi loolu da nga ko waroon andi poser ma question. waaw li indi loolu voilà mu ngi noonu loolu da nga ko waroon a andi da nga waroon a jóge foofa dem foofa andi ma. parce que ba ñu àndee man ak moom. ci li nga xamee ne moo doon mairie bi. booba dañoo nekkoon ci parti bu tudd parti démocratique sénégalais. te fii ci Thiaroye Géej moo ko jiitu woon. man maa doon secrétaire général adjoint moom mu nekk secrétaire général bi pour lay wan ne boo gisee toujours mooy jiitu ma topp ci bu jëlee lii ma jël li ndax mënu la jëlandoo ñaar yëpp. xam nga lu ñu ko may sonn na ci politique dee ci politique yàlla wërsëgal ñu mënu la jël ñaar bu jëlee benn damay jël benn. waa léegi ànd boobu nag laa lay xam. ànd boobu dafa am fu mu yem moo tax ma ne da nga ci waroon a ñëw ba ñu àndee ci PDS. ak Dawour Ndiaye ak Thiaroye Géej yëpp. ma saluer ko nuyu ko au passage parce que sama mag la sama xarit la sama lépp dañoo ñëw ba ci atam
bu ñuy tudd atam 2012. atam 2012 atu élection présidentielle bu Sénégal PDS nekkoon pouvoir Ablaye Wade nekk président de la République yàlla jeexal nguuram foofu. bi yàlla jeexalee nguuram foofu bi ñu dawalee tuuti mu jàpp ne moom bëggatu la toog PDS day génn PDS pour dem beneen parti. ne ma nañu dem am na ñu mu àndal ci ñu bokkoon PDS bi ne ma nañu dem ma ne ko man gisewuma ko noonu man day PDS laa xam. man ak PDS comme jën ak ndox rek buy génn géej di dee. dañu tàmbalee ci jeunesse libérale PDS nekk xale bu ndaw nekk ci di fawandoog maanaam li nga xam ne mooy fawukaayu PDS. ba màgg ni ñu màggee kooku pour nga génn ko PDS day jafe loolu moo waral mënuñu génn PDS. te dañoo jiitaloon itam ne parti ba ñu nekk yàlla may ñu fa wërsëg yàlla may ñu fa ndomba tànk may ñu fa teraanga parti boobu su fekkee ne dafa jógoon ba nekk ci nguur bu fa jógee sax jàpp nañ ne ngor waru laa may nga jóge fa. ngor nag mayu ma woon man ma jóge fa moom nag jógee na fa dem man nag maa des PDS place ba mu nekkoon nag ci PDS jiite PDS yàlla def na ba mu fa jógee maa toppoon ci gannaawam yàlla def na maa fi nekk maa jiitu ci PDS. mais bi ngay génn foofu. bi génn di am boobu jote amul jotu musuñ jotewuñ dara ba tey jote am na sa diggante ak Dawour ba non jotewul musul am moom daal moo xool ci coobareem bi nga xam ne jóge na ci PDS dégg nga xam ne Ablaye Wade jóge na ci nguur gi mu jàpp ne moom dafay jóge PDS mu dem PDS. est-ce que gisuloo ne moom war nga ko mën a topp ginnaaw yéen mos a ànd ci lépp. te loo mos a am itam moom xëy na mun na gis ne ci moom nga ko amee. non defal ndànk man jiituma PDS moom jiituma PDS ba ngay waxee noonu. mais nag Ndiaga est-ce que du yow buñ la xamee à travers Dawour moo tax ñu xam. mais koo gis laa la wax am na ku jiitu mu am ku ko topp ci àdduna. wala su fekkee ne doo ko def kenn du la topp ëllëg. dégg nga li ma la wax. waaw mais reconnaissance boobu xëy na loolu. defal naa non dama lay tontu dama ni la xam nga lu ma lay wax. ani ngor ani jom ani fierté ani dignité nit. la ma nekk ci PDS moo ma bàyyi ci PDS tey amul kenn ku nga xam ne nekk nga ci état bi ci kaw ci kilifa yi ci 2012 ba léegi ku ñëwul oo ma jàkkaarloog man pour ma génn PDS yóbbu ma ci beneen parti muy APR dugguma fa. amul luñ ma tagalul ci taabal ji ci alal dugguma fa xooluma ko laaluma ko gisuma ko loolu ma meloon nag ci PDS ba des ci PDS loolu laa nekk di wéy di nekk ci PDS te loolu laay deewaalee bu dul PDS wala bu doon benn parti bu dee ëllëg loolu lay deewaaloo muy ngor jom ji ak li nga xamee ne moom la ñu gëm muy ngor. élection yi passé ñu gis ne tamit dégg nañ ci ay écho ñu ne Ndiaga dafa mujjee di wax ne buñ ko dugg ci caaro yi ne dañ ko bëgg a xeex. dañ ko bëgg a yàqal tax mu taxaw sa diggante ak Dawour la ñi doon wax ne moom daal gis na ne Dawour dafa taxaw pour ñu xeex ko ak ñi. waaw loolu ñi ko wax ñoom lañ ko assumé man la ma jàppoon daal moo doon PDS laa nekkaloon fii te maa ko jiite woon bi mu fi jógee bàyyi ma fi may xaar sama ngor may bëgg a dee ci ngor te ci ngor laay dee bu neexee yàlla maa ngi ñaan yàlla jàppale ma ci biir parti bi PDS. wax naa la ko ma ne. bi mu fa jógee mu jóge fa dem présenter beneen liste pour jàkkaarloo ak man làmb ji yaatu na yàlla def na jàkkaarloo nañu yàlla mooy maye ndam yàlla moom mooy fal doomu aadama yàlla def na ba élection ba jeexee yàlla man la fal yàlla man la may ndam. liste yi bi mu bëree Ndiaga ci caaro yi ñëpp jàpp ne Ndiaga dafa war a jógee ci boppu mairie bi liste yi bari lool. ba caaro yi ñu bëri sa commune gisoon nañ ne Ndiaga mi pare na pour jóg naka nga dundee loolu bi nga jëlaatee. dëkk bi mais loolu dundee ma ko dara parce que xam nga loolu du dara parce que gis nga yàlla mooy fal amul benn doomu aadama buy fal yàlla nag buy fal dina ko jaaral ci doomu aadama waaye nguur yàlla moo ko moom moo tax dundewu ma ko lenn dul wàkkeerlu ci yàlla subhanahu wa taala parce que ku fi falu moo la fal dana booy falu nag yàlla fal gis nga fal gi ñiy fal amul kenn ku ci mën a fal sa morom amul kenn ko am sañ-sañ bi amul kenn ko am man-man mi amul kenn ku nga xam ne yàlla da laa jagleel ci lu ñuy mën a gis ak lu ñu dul gis wala lu ñuy natt ci xel lu nga xam mën nga ko def nga fal sa bopp yàlla subhanahu wa taala rek lay neex leneen li ci des comme nee naa la amoo ci lenn loo ci man lenn la ci yàlla jagleel te loolu mu la ci jagleel sax moom moo tax mooy sabab bi la may xam nga luy sabab bi mooy may na la nga wér may na la nga am kattan may na la xel mu nga xam ne di nga doom ci doomu aadama yi fal la nee naa la nag yàlla mooy fal waaye buy fal ci doomu aadama yi la koy jaarale loolu mooy mbir mi. sa relation ak ñeneen ñi nga xam ne langue politique bi ci sa localité bi nga ne naka nga dundee ak ñoom.
li ma Modou Ndiaye. non li ma mën a wax en général boo leen demoon laaj leen ñoom ñëpp ku ci nekk dina la wax ne ay rapport humain yu baax laa am maanaam sama diggante nit ak ñoom ñëpp laa la wax ne dama ci am jàmm li ko wane sax mooy barka démb rek la sama papa génn àdduna ñoom ñëpp ñëw jaale si man ñoom ñëpp ñëw taxaw bi nga xam ne moom la ñu war a taxaw ci mbir mi kenn ku ci nekk la nga bëgg mooy doxal Sénégal ci wàllu politique waaye la nga xam ne mooy xalaat yi ñoo uute. lii lenn la woon luñ ci dugalaale woon rek mais suñu thème ci Covid 19 bi la woon waaye c'était juste pour sa jaar-jaar ndax itam xale yi lay seetaan ci sa localité ci génération bi ñu ci bari baax na itam ñu xam kañ nga ñëwoon lan moo taxoon nga ñëw ak itam parcours bi nga def buñ delluwaatee ci Covid 19 bi lan nga ci tëjee ak sa localité. loo xamante ne xëy na bëggoon nga ko wax te jotuma la ko sax laaj. bala maa ñëw ci Covid 19 bi rek dinaa la wax li nga mujjee wax ci xale yi nga xam ne war nañu xam ni ñuy ñëwee ci mairie bi ak ni ñu fi defee. dama bëgg rek wax ak ñoom ñu xam ne. ñu ci bari am na ñu nga fekke yu ñu fekkewul. waaye nañu xam ne caari géej gi ñuy gis nii. melul woon nii lépp leen li ma léegi. ci mairie bi moo ko def wala moo ko démarché parce que ci wàllu mairie dafa am lu nga xam ne état moo la koy jox. am lu nga xam ne mairie bi moo koy def. te suñu mairie yi état lim ñu jox lu ci bari mooy fonctionnement mooy dispensaire yi maternité école yi foyer des jeunes maison de la femme ak ASC yeeg école yi nga xam ñoom ñoo fi ne fexeel ba loolu lépp di dox dégg nga yaay fay ndox yi yaay fay courant yaa fay def personnel bi nga xam ne moom moo fa ne yaay fay yooyu yëpp loola lañ ñu gën a dox boo demee ba am lu ca des tuuti ngay soog a def li ñuy wax investissement la leen li ci des muy wàllu investissement maanaam defar ay taax ak ci tabax te ma lay wax léegi yu nga xam ne ñoo ngi ko fi defal suñu bopp dégg nga mais am yu nga xam ne ci état bi lañ ko jëlee wala ci ville de Pikine loolu maire bi moo koy démarché moo koy dox moo koy jaar ci conseil municipal ñu valider ko nga porte projet bi dem fexe ba indi ko fi man jëkkuma nekk maire yu Thiaroye-sur-Mer wala Thiaroye-sur-Mer du man rek la amee maire am na maire yu ma fi jiitu collège mënoon na fay am avant ñoom waaye ba ma ñëwee yàlla sama loxo la ko sottal ba maire de la ville bi nga xam ne ba ma ñëw ba may jox projet bi ne leen collège bi du collège yu Ablaye Timbo du collège yu Macky Sall collège yu maire yu Thiaroye-sur-Mer la ndax xaw ma woon sax na Thiaroye-sur-Mer amul maire xaw ma woon ne am nañ place xaw ma amoon na ñu koy def loolu lépp Ndiaga Niang moo ma ko andil wax ma ci ba convaincre ma ci ba ma jox leen collège te loolu mooy rôle lu maire de la ville. ci Covid 19 bi léegi li nga xamante ne yow moom ngay tëjee. li ñuy tëjee ci Covid 19 bi rek gannaaw ba ñu sante doomu aadama yi ñuy déglu waxtaan ak ñoom moo ci des. li ñuy waxtaan ak ñoom rek mooy Covid 19 bi ñu ngi xeex ak moom. ba nga xamee ne xam nañ ne dugg na Sénégal. boobaak léegi yàlla mu ngi ciy may ay ndam. waaye ndam yi nga xam ne yàlla may nañu ko dafa am nag lu nga xam ne itam daf ciy ñuul te li ciy ñuul il faut ñu waxtaanee ko. maanaam dañ ci doon am lu nga xam ne nekk na ay cas yu ñuy wax cas importé ak cas contact. gis nga cas yooyu sax mën naa wax cas yëpp garaaw nañu mais cas yooyu ñoo gën a néew sax ci li nga xam ne ñoo am gravité boobu. cas bi grave bi nga xam ne moom lañ jàpp ne moo nekk cas bu grave mooy cas bu nga xam war nañ ko toppatoo. mooy cas bu nga xamee ne ñi dëkk ci askan wa nekk ci biir amul kenn ku leen di indil feebar ñoom ñoo koy wàllante. parce que contact bi ñuy defa tax dëkkandoo bi ñuy defa tax àndandoo bi ñuy defa tef dégg nga ak regroupement yi nga xam ne moo ciy def da di contact yoo nga xam ne su demee ba nga xamee ne taxawuñu ci mën na nekk lu nga xam ne dana gaawaay boo xam ne fii la ñu war a waxtaanee lu nga xam ne moo ñuy may ñu fexe ba loolu ñu taxawal ko. kon nag loolu lay wax ak doomu aadama yi ñu gën a mën a taxaw gën a mën a faggu ndax wala fa wax na ko fagaru moo gën faju loolu dimbal yu mag yi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci jiitu réew yi amagoo leen ci benn information kañ lay yegg si. bon amuñu information kañ lay yëg si waaye am nañ information ba nga xam ne ñu nag préfet bi ñoo ci liggéey ak état bi ndax préfet bi ak moom liggéey nañ ci ay réunion yu nga xam ne dem naa ci bureau am ak sama secrétaire municipal Ousseynou Fall ay yoon ci semaine yi lay passé ba ñu jox ñu liste ñi nga xam ne ñooy superviseurs yi maanaam ñoo war a dem ci biir dëkk bi pour xool ñi nga xam ne ñooñu la ndimbal li war a jëm. loola nag superviseurs yi ñu ngi koy pare def superviseurs yi jox nañ ñu seen i këyit ñëw nañ fii ba war nañu tàmbali liggéey bi suba. bu neexee yàlla incha allah. mu nekkoon monsieur le maire Ndiaga Niang bu Thiaroye-sur-Mer ñu seet si woon ko ci Expression doon waxtaanee ak moom nag ci Covid 19 yaakaar naa dégg ngeen ci ay leeral ni mu leeralee ndimbal yi nga xam ne wàcc na ci dëkk bi wax na ci lu am solo. di ko ñaanal yàlla di gërëm bu baax itam ñi fekk